Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. di feeñal te je pense que lu jar mu nekk la actualité parce que vraiment question de fond la c'est une question de société bu am importance pour l'avenir du pays te débat bi xëy na Sénégalais yi ñoom lu ne dañ koo ragal bëgguñoo xam dara bëgguñu xóotal dara loolu baaxul ci réew parce que lii ñuy débattre fii yeneen réew yi ñu ngi koy débattre di ci waxtaan di ci def ay loi di ci créer ay association di coow boo ci waxtaanul nag teel a xam lan nga ci bëgg keneen ku ci waxtaan ba xóotal ko ba am ay stratégie bu ñëwee imposer la li mu bëgg moom moo ñu nar a dal moo tax man ma bokk ci ñi nga xam ne dama gis ne question LGBT bi au-delà de Wally Seck damay wax ne dama nekk acteur boo xam ne damay xeex clairement li nga xam ni LGBT moom la bëgg ci àddina bi bëgg ko ci réew yi bëgg ko ci Sénégal képp koo xam ne nag muy Wally Seck muy keneen koo xam ne dama gis ne am na loo laal ci ñoom loo jege ci seen i mbir rek danaa la cibler ba nga wax lu leer ci ndax da nga ànd ak ñoom wala déet kon loolu mooy sama position ce matin rek post bi ma def Facebook ñan laa dal ci seen kaw les chancelleries occidentales à Dakar en disant que ñoom ñëpp ils ont un projet LGBT man toog naa waxtaan ak député ambassade Pays-Bas invité na leen ne leen loolu dafa war a jàll Canada la même chose ak ñeneen donc question bi dépassé na benn artiste wala benn personne donc communauté LGBT li ñu bëgg mu dox ci àddina bi àndul ak l'islam te Sénégal l'islam daf fay am doole marqué suñu identité kon lu fi ñëw bëgg a delloo ginnaaw l'islam ci suñu njaboot ci suñuy jikko nar a dugal ci constitution bi ay lois yoo xam ne day am implication yu graaw ci société bi ñun imam yi suñu devoir la ñu taxaw attirer attention sénégalais yi ak sénégalaises yi ne leen attention lii danger la ku comprendre nga ku comprendre nga laajte te nga jël position. bon li may njëkk a wax mooy amul kenn koo xam ni moo may wax lu ma war a def man du ma leen wax ñoom li ñu war a def ñoom bu ñuy tëgg seen musique def seen concert di gisante dañ may laaj man ñoom mës na ñëw laaj ma lu islam wax ci li ñuy def ñoom ba léegi man ma war a di leen laaj wala di leen woo et cetera déedéet ñun ay leader d'opinion lañ ay guide lañu dañu am message boo xam dañ koy joxe te message ba suñ koy joxee duñ ci tàggu kenn wala woo kenn ba waxtaan ak moom ba pare doo ko d'ailleurs soo ko defee doo mës a wax dëgg y aura une raison yu tax doo wax dëkk bi dafa am nu mu tëddee bul fi indi fitna waane baaxul ah am na ñu fi nekk gën la koo xam te waxuñu yooyu lan lay wax doo mës a wax dëgg te yonent yëpp wax nañ leen ko moo tax yonent yi amuñu woon xarit waaw lu ñu amoon rek mooy ay nit yu leen gëm ñu leen di yar ànd ak ñoom di wax mais amul kenn ku ñu xaritooloon ndax ñu nar a am sa kersa wala borom alal bu leen jox ba tëj seen gémmin wala pouvoir bu ñu ragal ba duñu wax yonent yi meluñu woon noonu parce que message bi ñu waroon wax dafa waroon nekk une voix indépendante pour la vérité ku bëgg a jël nga jël ku bëggul jël nga bañ a jël mais warul am benn yoon benn facteur bu ñu may jéem a opposé en disant que oui da nga waroon def lii da nga waroon def lii parce que man ñoom waxuma leen li ñu war a def dama leen wax ne dëkk bi nii la tëddee Sénégal valeurs yi moo fi nekk lii ngeen di def wala li ngeen di wax àndul ak valeurs yooyu duñ leen seetaan ci loolu beneen bi mooy que mën naa leen répondre ñoom ñiy wax loolu avocat bi am na benn procédure bu ñuy wax interpellation nu mu tuddati fàtte naa terme juridique bi mais amoon na possibilité avocat bi mënoon na ma envoyer benn sommation interpellative xam nga loolu aussi mooy lan mooy que ni mënoon na ma envoyer benn papier pour me demander est-ce que Imam Kanté est-ce que vous confirmez que ni yaa wax lii wala def lii en ce moment waxtaan am bu ma ko jotee ma tontu ko te defu ko kon loolu du dëgg ci ñoom kon ñiy wax naan affaire wëy dafa waroon waxtaan ak ñun bu doon dëgg ci ñoom te defuñu ko amoon encore famille yëm man kilifa laa damay jiite jumaa di jiite jullit yi su fekkee dégg nañ ma imam ma wax dara lu leen neexul nañ wut sama numéro ñëw sama jàkka dama imam nga baal ñu de ñun de da nga wax loo xam ci suñu njaboot daf ñoo jaaxal parce que loolu du suñu jikko xëy na da nga juum du ma dof kon mën naa génnaat daal ne kon de ni ma ko déggee woon du noonu nangam mais ñoom defuñu ko dañu génn au contraire wax yu ñaaw moo xam ci réew mi moo xam ci man kon nag ñooñu jàpp naa ni c'est pas sincère que ñu may reprocher loo xam ñoom seen bopp jëfewuñ ko directive bi je trouve que lu normal la sikkuma ci Wally Seck ak avocat am sikkuma leen parce que procédure bu normal bu suñu loi ak suñu réglementation prévoir la utiliser su fekkee dafa jàpp ne effectivement dama ko tooñ mu def lii sikkuma ko ci je lui reproche rien ci procédure bi xëy na man tamit su ma nit defee loolu ma def boobu procédure te ñàkkul tamit man mën naa def procédure boobu aussi contre moom
ak avocat am parce que man gis naa ni waxloo nañ ma lu ma waxul bëgg ma def looloo xam ni defuma ko. kon procédure pour procédure léegi nag li ci des mooy que affaire dem wuyu ji yoon je ne suis pas au-dessus de la loi je suis légaliste bis bu ñu fa waree daje ñu daje fa la preuve mooy dama jot citation directe rek publier ko ci sama Facebook wan na jot naa ko ba pare avocat yi nga xam ne ñoo ko yore ñëpp xam nañ leen donc li ci des nag léegi waxtaanu avocat la moom mi ngi waxtaan ak avocat am te ñëwul wax ko fii man tamit maa ngi waxtaan ak samay avocat donc bu ñu eggee fi nga xam ne nag fa la ñu war a génnee lépp mu leer boobaa nit ñi danañ xam lan laa dikkee daal ak nan laa ñëwee ak lan laa indi